jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dalee nag jàmm ci xibaaru maraxi ponk yi ca gën a fës. Sénégal wàññi tey fukk ak ñaar ci cas ñeel jàngoroy coronavirus ci téeméer ak juróom fukk ak benn test yu ñu def ñeent dañu ko indi juróom-ñetti di ay cas contact juróom-ñeenti wér tey jile ci gàttal ñaar fukk ak juróom-ñaar ci doomu aadama wér nañu ci jàngoro ji téeméer ak fukk ak juróom ñu leen di faj jamono ji jàngoro ji ba tey daloon député bi di Moustapha Guirassy wér na péng nag ba daal di génn moom moomu gannaaw ay yoon yoo xamante ne nag testé nañu ko ba xam ni kon amatul jàngoro ji ci yaramam ab vidéo defoon na ko ca njëlbeen ba mu ko amee tey mu defati ko di sant mboolem ñi nga xamante ne ñoo ko ñaanal ci mbir mi teewul muy soññu Sénégalais ñu gën a sàmmonteeg wàllug cet gi ca Tiwaawoon moom dogal ba tukkee woon ca xalifa général ba mu mel ni topp nañu ko ba mu jeex muy tëj jumaa ya waaye tamit lépp luy kon daara yi tamit ña ca ne di taalibe yi ñu bañ a génn loolu nag gannaaw ba nu ko toppee gis nañu ne sax ne taalibe yi amoon nañ tuuti jafe-jafe ci génn guddi gi moo waral sax mairie ba taxaw ngir dimbali leen. Cap Skirring benn cas la ñu fa nemmeeku woon ci coronavirus loolu taxoon na daal mu am ci ay doomu aadama yoo xamante ne dañu leen a quarantaine noonu waaye mu mel ni xeex ba foofu tar na ndax lu soxal dem baak dikk ba maanaam dugg ba ci biir Cap Skirring lépp dañu koy saytu économie ba nag daal di taxaw wàllu koom googu nga xamante ni yoon lu nu ko chef de village ba ma ngay wooteep wàllu service bi nga xamante ni moom mooy service action départementale ak mairie ba taxaw nañu ngir dimbali askan wi mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxeerloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi ni ñu ko waxee woon jàngoroy coronavirus ci réew mi fukki cas ak ñaar la ñu wàññi ni ki tey jii ni ñu ko baaxoo di def nag bis bu ne muy point bi ñeent ñi dañu ko indi juróom-ñett yi di ay cas contact tey li ñu jàpp ni ñoo wér nag toll nañu ci juróom-ñeent ci xayma ñaar fukk ak juróom-ñaar ci doomu aadama wér nañu ci jàngoro ji téeméer ak fukk ak juróom ñu leen di faj nag ci kër docteur yi ñu teewlu jëwriñ ji dénk wàllug wér-gu-yaram Abdoulaye Diouf Sarr ci micro Pafarañing. bés bi tey dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi ma leen di liral ci téeméer ak juróom fukki benn test fukk ak ñaar ñoo ñëw positif muy ñeenti cas importé ak juróom ñetti cas yoo xamante ne cas contact la ñu yëgal leen tam ne bésu tey bi juróom-ñeenti patient wér nañ ñu weer leen génnee ci waxtu yi ñëw ñu yëgal tam ne ñi ñu hospitalisé ñi ngi yëg tan ci bésu tey bi ba ñu commencé ak léegi téeméer ak ñeent fukk ak ñaari cas la ñu déclaré fii Sénégal ñaar fukk ak juróom ñaar ñoo ci wër bon dëgg mën nañu wax ne téeméer ak fukk ak juróom ñoo nekk ci hôpital ñu hospitalisé leen ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di ñaan ngeen topp bu baax ay ndigalam pour que ñu mën a daan Covid-19 bi. ñuy wér ci jàngoro yi Covid 19 bokk na ci député bi di Moustapha Guirassy ñu gisoon ko ci ab vidéo muy xamle nag ni dafa amee jàngoro ji tey mu defaat beneen vidéo di wax nag ne wér na péng gannaaw ay test yoo xamante ne def nañu ko ay yoon test yooyu nag wanewul benn yoon jàngoro ji mu mel ni kon set na ba jeex na ba set wecc ca moom muy jaajëfal mboolem ñu ko doon ñaanal tey soññi askanu Sénégal ñu gën a sàmmonteeg tërali ni ci wàllu ceet ñu teewlu ko moom Moustapha Guirassy. suñu borom dégg na seen ñaan nangu na seen ñaan ba yàggul dara xibaar nañ ma ni testé nañ ma encore plusieurs fois test yëpp négatif mën naa génn dem fekk suma njaboot incha allah kon nag maa defoon vidéo wax leen tiis ak nattu joo xam ne
suñu borom tegoon na ma ko moo war a def ak vidéo sant leen gërëm leen xamal leen ni seen ñaan suñu borom nangu na ko kon nag vidéo sant rek la vidéo gërëmante rek la bëggoon nag jeexale vidéo bi ci suma engagement continuer xeex bi contre le Covid-19 di encourager tamit autorités yi pour ñu gën a mën a anticiper ci crise bi crise sanitaire la dëgg la wante am na crise économique boo xam ne mi ngi ci ginnaawam kooku baax na loolu ñu mobiliser wu généralement nag mel ni ñëppay mobiliser wu di xeex bañ nag xalaat sortie de crise te day baax ñu mën a anticiper. ca diwaanu Kaolack moom fanweer ak ñaar ci doomu aadama doonoon ay contact nag daal di rek jege woon lool kenn ki ñu déclaré woon nag ne dafa amee jàngoro ji di Covid-19 bàyyi ko woon ca diwaanu Ziguinchor ñoom fanweer ak ñaar yooyu dañu leen rek beroon ngir xool dëgg ndax amuñu jàngoro ji gendarmerie nag doon leen rek saytu maanaam di leen rek kon garder gannaaw bi nag docteur Niene Seck moom médecin bu chef district sanitaire bu Kaolack la yëkkati na ay kàddu rek di xam ne nag ne amul benn mandarga boo xamante ne wane nañ ko ñoom ñooñee. donc ñu ngi en quarantaine ba tey ci suba ñooñu ñëpp ñu ngi leen di saytu tous les jours te ba tey nii kenn ci ñoom amul mandarga buy wane ne am nañu jàngaro bi donc loolu dañ ciy sant yàlla te suba incha allah ëllëg suba ñoom ñëpp dinañ génn ci quarantaine boobu donc fu mu toll nii ñu ngi ñaan yàlla loolu continuer bu ko defee ñoom ñu mun ne laa libérer ñu dellu seen liggéey dellu aussi ci respecter matuwaay yi nga xam ne moom la ñu digle pour xeex feebar bi donc tey fu tey daal district sanitaire Kaolack ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla aussi loolu continuer parce que loolu mooy suñu njëriñ mooy njëriñu askan bi yëpp ñeenti famille la ñu ngi toll ci fanweeri nit ak ñaar. ma ngoog xibaar bi ñu dab léegi sax ñi ngi xamle ni ñooñee nekkoon nag ci quarantaine génn nañu muy ñu nekkoon rek ca commune bu Sibassor ca diwaanu Kaolack ñeneen ñu confiné woon maanaam ñoo xamante ne dañ leen defoon quarantaine ñoom it génn nañu lu toll ci ñeenti njaboot lañu ca dëkk ba ñu naan Marewe la nekk ca diwaanu Vélingara ñoom it dañu njoxtoon rek ne dañu amee kon jàngoro ji ñu nekkoon ay cas contact ñeent fukk ak ñett ca lañu toll. waaye gannaaw bi nag génn nañu ci quarantaine boobu foofu dañu fay fekk ji Abdoulaye Diallo. ginnaaw bi ñu leen bëree depuis ñaari ay bés ñeent fukk ak ñetti nit yu ñeenti njaboot yu Vélingara ñoo daal di génn ca biti. seen situation tey mooy seen 15e jour du moins tey dañu leen di bàyyi ñu ñibbi parce que on a def nañu ay tests yi c'est négatif test yi woon na ñoom amuñu feebar bi donc tey dañu leen di bàyyi jox leen seen papier bu woon ñoom amuñu feebar bi. yor askan yu ni mel ci confinement yombul woon pour waa kër docteur yi daan saytu seen wàllu wérgu yaram saa su ne. que confiner des familles c'est extrêmement difficile parce que vous les privez de tout mouvement ils restent sur place donc il faut assurer leur alimentation il faut assurer leur santé il faut assurer tout ce qu'ils auront besoin. ngir jàppale comité départemental de gestion des épidémies bu Vélingara béykat ceeb yu bassin de l'Anambé ñoo jébbal boobee comité. ab ndimbal bu ëpp 2 millions ak xaaj ci ay saabu ak ay dund. dégg nañu oote bu njiitu réew mi oote looloo tax Agri-Sen di ab kuréel béykat buy yëngu fii ci Vélingara mënul woon bañ a yëngu loolu ñu tax a jëbbal waa comité départemental bi ndimbal bi ngir surtout ñu mën a jàppale suñu mbokk béykat yi wopp. parce que raxas loxo dañ koy wax mais du ñëpp ñoo am moyens yi ñu koy defee donc lii bu ko defee dañ koy wax jaajëf ba pare di rafetlu mbir mi donc lii mu def ni tey président de la république ci boppam moom moo ko ciy sant di ko ci gërëm je ne président de la république effectivement wax nañu ministère de la santé mais aussi wax nañ l'ensemble du gouvernement de la république du Sénégal. fàttali ne Kolda amagul kenn ki fi yor jàngoro wi waaye bare na liñ fiy signalé ay nit te mu amoon ay prélèvement yu ñu yónnee woon ca Dakar te ñu doon négatif mu am tamit ay cas yiñ fi ber te ñu leen di topp. Abdoulaye Diallo Kolda amul cas waaye fële ca Cap Skirring moom amoon na ab cas moo waraloon nag foofu ñu jëloon ay matuwaay yu tar bokk na rek ci saytu dugg ba ca Cap Skirring loolee sax ñu gisoon ni am na ay jafe-jafe njeexital yu mu am ci wàllu koom rawatina ak koom googu ñu yoonalul loolu nag tax na ba chef de village ba daal di wooteek wàllu naka noonu mairie ba taxaw rek ngir dimbali askan wa dañ fay ànd ak Boubacar Diassi. gannaaw bi mu biiree ñëpp ne Cap Skirring am na cas bu coronavirus ñu yokk ci lu ëpp fanweeri doomu aadama yu ñu placé en quarantaine dëkk kaw gii di dundee tourisme daal di tëju
ndaxte képp ku ci nar dugg fi ngay wàcc ñi saytu la laata ngay wéyal sa tukki. ñu yokk ci li ni mel état d'urgence ak couvre-feu bi ñu jur nag li nga xamante ni économie locale bi moo ci xaw a sooxe te askan wi yëg ko lool. couvre-feu bi wàññi lépp kam lañ ne ndox ba bët set xam ñu guddi amul bëccëg da ngay xëy ñu ne def na ni mu def nanga mais amul fan yëpp amul neexul nag parce que dañ ne bu ñu regroupé entreprise yi am ñuy tëj ku nekk toog këram neex na ma neexat ma d'accord mais wér-gu-yaram la soxla. ngir jàppale askan wi ci coono gi ñu nekk nii conseil municipal bu Diembéring daal di jël dogal gunge leen te jaaree ko ci comité local de lutte contre le Covid-19. yéen ñëpp xam ngeen ni président de la république dafa ni sénégalais yi tey kenn ku nekk dafa war a toog ci biir këram parce que maladie bi dafay law te lay tax mu dugg nit ñi mooy mouvement yi nga xamante ni moom la ñuy def donc ndimbal bi di toni boo ko xaymaa yëpp 3 millions la à peu près dañ koy indi jagleel ko population yi nga xamante ni ñoom ñoo doon daan seen doole ci secteur bi nga xamante ni moom mooy l'informel n'est-ce pas pour que kenn ku nekk mu mën a toog këram. fii Diembéring mën nañu wax capitale économique la bu département d'Oussouye ñi fi nekk ñëpp ay góorgóorlu lañ nga xam ne dañuy xëy suba ba ngoon di daw di ñëw instant bi comme Sénégal dañoo nekk ci lutte ci riposte même contre le Covid-19 donc vraiment ñi doon dem dootuñu mënati dem population yi dañuy mën a toog seen kër et de ce fait que ndimbal bi danañ ko mën a jagleel vraiment famille yi nga xam ni seen doole dafa néew. ñu jàpp ne ci diiwaan bu Ziguinchor ëpp na téeméeri doomu aadama yu ñu placé en quarantaine te lu ëpp ñeenti fukk ci ñoom nekk ci commune bu Diembéring. gannaaw Cap Skirring Foundiougne foofee nag préfet ba ma ngay dalal xelu askan wa rek ci ñàkkum ndox mu tar ma ñu fay nemmeeku nee na nag ci jamono ji nga xamante ni ñi ngi wax Covid 19 ne seen xel dal ci jafe-jafe ci wàllug ndox ndax dinañ ci taxaw bu baax a baax mu mel ni askan wa foofu nag lañ leen di gën a soññ ñoom it mooy rek kon cet gi nañ ko gën a jox nag àqam Aminata Goudiaby ca diwaanu Fatick. xeex jàngoro Covid-19 gi nag dafa laaj ñu respecté bu baax li nga xam ni moo di mesure d'hygiène yi autorités yi di digle waaye loolee nag ngir nga def ko faaw nga am ndox mu doy préfet bu Foundiougne di dalal xel yi nee na ci jamono yi nag ndox du bëri lu muy ñàkk foofee ci Foundiougne ñàkkum ndox mi nag ñuy xamle ni dafa yàgg loolu ci commune boobu. kon nag xam na ne Foundiougne xëy na mi ngi jànkonteeg ay jafe-jafe ci wàllu ndox mais buñ ko seetloo jamono yi nga xam ne jot na en tout cas robinet yi mi ngi xelli ci quartier yu bëree bëri xëy na ñaari quartier rek wala benn en tout cas benn daal moo ci gën a tar camion yi fi nekk ñu ngi leen di indil ndox bët bu set koo xam ne ni fu ndox manqué it ñu wax ko. conseil départemental bu Foundiougne itam ñoom it sóob nañ seen loxo bu baax a baax ci xeex jàngoro ji ay produits yu bëri ak itam ay équipement sanitaire ak sax ak dund teg nañ ko ci loxo comité bi nga xam ne moom mooy xeex wàllu épidémie ci biir département bi. dañ war a góorgóorlu li nga xamante ne mooy suñ kattan ak suñ mën-mën ci suñ gannaaw médecin yi. di déglu seen ndigal mooy lan jënd matériel bi nga xamante ne mën na sellal ba nga xamante ne jàpp nañ ne niñ ko waxee buñ ko defee mën nañoo moytu jàngoro yi. ci week-end bi nag am na itam beneen ndimbal boo xam ni gouverneur bu Fatick jot na ko mooy nag bu dage bu ministère des sports daanaka ci 9 millions ngir rek jàppale service yu bëri yi nga xam ni ñoom ñoo nekkee ci région bi. pandémie la boo xam ne mu ngi def ay ravage am biir àdduna ñu war a jóg ñun ñëpp nag xeex ak moom fii en tant que des responsables de la ville ñu ne nañ ñëw jàppale suñuy population jàppale suñuy autorité administrative ñu mën a am victoire am ndam ci xeex bi ñuy xeex contre coronavirus. ba jàngoro ji duggee ci réew mi nag ba léegi solidarité bi day gën di am doole ci biir région bu Fatick booba léegi nag ay personnalité yu bëri wane nañ seen bopp. ni ñu ko waxee woon ci ponk xibaar yi ci Tiwaawoon ak dogal bi nga xamante ne nag xalif général des Tidianes jëloon na ko ci daara ya ba ci nag jumaa ya ñu tëj leen rawatina ak daara yooyu nga xamante ne taalib yi waratuñu génn ndax jàngoro ji di Covid 19 loolee ñu gis ni lu am solo la ndax ñu bari kon mbaa sax ñëpp topp nañu ko rek dogal boobee waaye la ci am mooy taalib yi mënatuñoo génn guddi rek ngir lijjanti lu ñu lekk moo tax sax mairie ba foofu it ca Tiwaawoon taxaw rek. ngir dimbali leen bu baax a baax Cheikh Anta Diop Sey Latir. Tiwaawoon jumaa yeeg daara yi yëpp la ñu tëj jàngalekatu alxuraan yi tënku ci bu baax a baax ndongo yi mënatuñoo génn fenn guddi gi dem di yalwaane reer loolee tax nag maire bi jógit ñoom indi ndimbalu takku jëmale ko ci daara yi. taaliba yooyu bu dul woon mesure yooyu sax te ñuy tere dajaloo
protéger leen mooy wax leen bu ñu génnati sëriñ yi téye leen ci biir kër yi ñu ni nag tey jii acte 3 bi day nekk un acte dynamique maanaam dans un premier temps lii ngeen fi gis mu toll ci fukki tonu ceeb 800 saaku ci ay vermicelle ak yeneen ñu distribuer ko daara yooyu ba ñu mën a tenir ci période bi. tabb nañ fa ab comité communal boo xamante ne nag bërëb yi nga xamante ne ay nit dañ fay dajaloo maire bi am na fa taxawaay. ut ay thermoflash distribué nañ ci lu toll ci ñeent fukk ci lieu public yëpp ut ay gel hydroalcoolique dem ci fépp foo xam ni doomi Tivaouane yi dañ fay daje ku ne xam na ni Tivaouane nit ñi dañ fay ñëw di déposer li ñuy woowee passeport. jamono yi nag Tivaouane nee nañ amuñu kenn ku am doomu jàngoro ji waaye nag ñi ngi fagaru bu baax a baax. moytu bi ak kar maladie bi ba duñ ko bu dee expansion moo ci gën a baax parce que feebar boo xam ne amul garab te ñu ni confinement am rek moo ñuy dimbali ñu xeex ak maladie bi ñëpp dañu xam ni confinement boobu ñu ngi ñaan yàlla ñëpp respecté confinement bi. ci loolu ICS bu Mboro ñoom jël nañu toll ci téeméeri millions ak juróom fukk benn pàcc bi ñu dimbali ko nguur gi ak poste de santé yi nga xamante ne ñu ngi ci département bu Tivaouane. beneen nupp daara mi ngi nii ma nga féete nag ca forêt classée bu mbaaw di àllub mbaaw boobee daara ji nag ka fa nekk moom it ma ngay def kéemtalaay kàttanam ngir rek xeex jàngoroy Covid 19 moom ak i taalibeem Thierno Oumar Sow la nu koy wax muy def nag liggéey bu am solo ca daara jooje waaye nag nee na matuwaay yi nga xamante ni kilifa yi jël nañu ko ci jamono di dafa metti lool ci ay ndongaam ndax tey mënatuñoo dugg woto di dem fenn ci biir réew mi naam sax léeg-léeg ñu daan seeti mbokk ya Habib Faye lañu ci àndal ak Asmalik Diop. ci biir àllub mbaaw gi la nekk ak ay taalibeem làqu fi di ñaan ak it di wéetal suñu borom moom mi nitu yàlla la di wuyoo ci turu Thierno Oumar Sow jamono ji mi ngi janook lii di coronavirus gi tey ji la nga xamante ne am na ko ci pexe rek ci mbas mi moo di ay ñaan waaye itam di ñaax askan wi ci seen boppam it ñu dellu ci yàlla ngir gën a mën a xeex jàngoro jile. dellu ci yàlla saafante balante ak joxante la balante ak te wóolu yàlla gëm yàlla te wóolu ko borom xam-xam yi borom may yi borom baatin yi nañu jóg lu ñu man def ko. ba lii ma wàcc ci réew mi mu nekk loraange goo xam ne kenn xamul lu muy jur ëllëg. ay li nga xam ne mi ngi ñëw nag nañu góorgóorlu ba taxaw ci ba ñu ban a egsi ndax ba agsee kat moo gën a métti fuuf li ñu toll nii. waaye mesure ya nga xamante nit nguuru Sénégal jël na ko ngir xeex bileeg jàngoro loolee doon na loo xamante nit dal na ca kaw taalibeem ñoom ñi mënatuñoo dem ak dëkk ci dëkk ak dëkk sëriñ bi moom. di woo rek yeneen sëriñ yi nekk fii ci Sénégal ngir rek ñu waxtaan ak njiiti réew mi. defet bu rëy la ndax lii am nii buñ naree bàyyi suñu aada bàyyi li nga xam ne moom la fi mag ñu baax ñu bàyyi woon dugg ci leneen lu ñu xamut mooy saxaar buy daw ba mu yàgg mu wàcce raayam bay bu ñu xaaree saafara tubaab yi bu sotti ndax mag ñi fi jéegatu kat mel ñu woon noonu lépp lu ma soon am dañ daan taxaw ñaan aj loola mu dem ci jàmm ak am yeneen yu fi daan am. lii di couvre-feu ak confinement loole la ñuy dund jamono ji tax na itam ñu bari ci doomuk Sénégal yi ngir rek ñu dox seeni soxla doon na loo xamante nit lu jafe lay doon fa mu nekk ak autoroute bi weesuwul benn ci ay kilomètres foofee mooy dalluwaayu Thierno nekk barab boo xamante nit bu doy waar la bu làkk waaye itam la mu fay gën di def bokk na ci ay ñaan ak ik njàngum alxuraan. Habib Faye ñu lay jaajëfal. réewum Chine nag taxaw ngir dimbali Sénégal ci xeexum jàngoro yi coronavirus ndaw li toogal réewum Chine fii nag yeggoon na ba ca makkaanu njëriñ ji ngàlloog wàllug wér-gu-yaram ngir jébbal ko ay ndimbal jumtukaay yu am solo la bokk na ci wàllug rek kon combinaison yooyu nga xamante ne moom mooy aar docteur ya ay lunettes ay masque ay thermoflash maanaam daal lu am solo ci wàllug jumtukaay lii nag ndoxteel la ndax yeneen ni ndimbal a ngi ñëw dañu fi ànd ak Pafara Ñing. gannaaw ba nga xam ne entreprise chinoise yi ak doomam yi nga xam ne ñoo nekk fii ci réew mi indi nañu don bu am solo nag jàppale ko nguur gi gouvernement bu Xi Jinping mu ngay coordonné ay lot de fourniture médicale boo xam ne da ko fas yéene xeexe lii di Covid 19 fii ci Sénégal. Le premier don d'urgence de matériaux
Premier don d'urgence médicaux bi dina toll ci 3000 combinaisons de protection 3000 lunettes 3000 masques ak 500 thermoflash ñooñu nag yegg si nañ foofu ci Addis Abeba dinañ ñëw lu yàggul dara fii ci Ndakaaru te yeneen loo yoo xam ne jëm ci wàllu wér-gu-yaram dinañ ñëw fii ci Ndakaaru. Lot des fournitures médicales se succèdent. Matériel boobu dinañ ko jox ñi nga xam ne ñoo ñooy ko yayoo yóbbu ko ci bërëbu fajukaay yi ndax ña fa nekk ñu mun leen a aar ci bile feebar. ma leen di assurer que ne lii ñuy jot tey danañu ko utiliser na mu gënee pour que mu yegg ci structure de santé yi pour que personnel de santé yi mën ko utiliser nu mu gën a gaaw mën naa wax see matériel bi waru fa fanaan benn bés dafa war a dem très rapidement au niveau des structures. may profiter de cette occasion bi di lancer un appel à l'ensemble des personnels de santé pour que donc ñu utiliser ko de la manière la plus rationnelle parce que xeex la boo xamante ne ñi ñu siy jàppale wax dëgg yàlla ñu ngi def lu rafet. Sénégal ak Chine fas yéene lëngoo bu baax a baax ngir xeex li nga xam ne moom moo nekk bile mbas. Nous en sommes convaincus en tant que. ñun wóor nañu wóor yàlla ne Chine ak Sénégal ak communauté internationale bi ñun ñëpp ñoo war a bokk nag benn xalaat ngir xeex li nga xam ne moo nekk coronavirus bi ndax bépp bu ñu booloo ku ne jàppante téye sa loxo rek dinañ daan li nga xam ne moo nekk jàngoro ji lëmbe àdduna. Certainement à vaincre le démon de virus. mais gouvernement Chine ak gouvernement Sénégal dañoo mës a ànd ci xeex boobu. am na ay masques am na ay kitu test. am na effectivement lu ñuy wax des équipements de protection individuelle mooy yu ñuy sol bu ñuy def effectivement liggéey bi loolu yëpp ñu ngi ci biir ñi ñu ko baaxee nag dañu xam ne mbir mi du mbiru Sénégal rek du mbiru Chine rek mbiru àddina bi yëpp la. don bu am solo bi nga xam ne ay combinaison de protection la ay masque ñëw na ci waxtoom jamono ji nga xam ne Sénégal am na téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci cas ñaar fukk ak juróom-ñaar daal di wér téeméer ak fukk ak juróom ba léegi ñu ngi ci hôpitaux yi ñu leen di saytu. ñu dellu wax rek ci projet de loi bi nga xamante ne nag nguurug Sénégal moo ko jébbal pencum ndawi réew mi ngir nag ñu daal di koy wote loolu dafay tax rek kon njiitu réew mi lépp luy dogal ñeel wàlluk yoon nag mu mën caa am sañ-sañ jaarale ko rek ci ab ordonnance assemblée nationale nag ñuy xaar rek ngir projet de loi boobu daal di fay mën a jàll ci jamono ji nga xamante ne nii ñu ngi xeex jàngoro yi coronavirus. Ibou Diouf. Légalement, la durée du couvre-feu décrétée par le chef de l'État ne peut excéder 12 jours. Autre préoccupation notée dans ce document et qu'il faut contourner, c'est cette nécessité de passer à chaque fois par l'Assemblée nationale pour valider une décision urgente. Et dans le contexte actuel, le Sénégal a engagé un combat sanitaire. Il convient de consolider la xeex bi ñu sumb ngir jële fi li di coronavirus bokk na ci ñax. ma ngoog nag kon ñuy jéggulu rek ci loolee foofu sax la ñuy jeexalee xibaaru marax yi sant leen gërëm leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti xibaar yi ci nasaraan ci kanam tuuti daa ngeen ci ànd ak Cheikh Tidiane Diawo.